mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci seen teewlu seen émission tam-tam lundi bu jot nag dañuy faral di ànd ak yéen ci label 221 tey nag Maimouna Sy fas yéene waxtaanee mutuelle de santé des artisans du Sénégal waaye tamit ci sport Nabou dina waxtaanee li nga xamante ne rek mooy match Namibie Sénégal waaye nag Seck dina ànd ak ñun tey ci tam-tam bi Seck nag tey dinañu gunge ci yoonu gàmmu gi nga xamante ne chaque fois daf ciy joxe ay tegtal yu leer ci wàllum oto yi nga xamante ne ñooy tegu ci yoon bi waaye tamit dañuy am mbégte nag ànd ak suñu ay invité ki ci njëkk mooy Moussa Mbaye di secrétaire général mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal mooy suñu invité bu njëkk waaye dinañ ci toftal ki nga xamante ne rek mooy Abdoulaye Thiam nekk président de l'association nationale de la presse sportive muy ANPS ci kanam lay doon waaye nag dañuy dem régie dellu si waat tàmbali ak suñu rubrique bu njëkk muy label 221. label 221 ak Maimouna Sy nuyu naa la. maa ngi lay fay Diagne Naar. naka sa week-end. ça s'est très bien passé alhamdulilah. xëy na si yow de yaa ngi nice. waaw man de damaa def vers Sénégal rek jàppale la bëgg Sénégal jëm kanam. waa gis naa loolu. artisan yi jëm kanam. waaw maa la ko wax. économie bi tamit jëm kanam. waaw maa la wax. waaw loolu yëpp ñu jël ko dugg ko ci biir vers yërmande bi rek. du noonu namoon naa la. maa la raw bu baax a baax. waaw alors tey nag ni ma ko waxee defe naa junj naa ko ba pare. après rek dañuy ñëw xuus dem directement. waaw Nabou nuyu naa la. maa ngi lay fay Rougui di nuyu Maimouna di nuyu président nuyu naa aussi Seck di nuyu téléspectateur yu RTS 2 yëpp tey nag wàllu sport la ñuy wax rawatina nag match bi nga xam ne Sénégal am na ci ndam lu rëy contre Namibie ni ki samedi bi. ci kanam lay doon Seck daan Babacar maa ngi lay nuyu di la dalal bu baax si tam-tam. waaw maa ngi lay fay di kontaan ci émission tam-tam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi. di nuyu mbokk téléspectateur yëpp rawatina nag yu RTS 2 yi. macha allah waaye nag ni ma ko waxee léegi dañu dalal koo xamante ne nag kàngam la ci lii di artisan yi muy rek Moussa Mbaye di secrétaire général mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal secrétaire général nuyu naa la bu baax di la dalal ci tam-tam. macha allah ñu ngi lay fay di kontaan ci jataay bi di nuyu suñu. plateau bi ñi ci nekk ñëpp di sant di gërëm di kontaan ci vraiment occasion bi ngeen ñu may tey alors ñu mën a waxtaanee li nga xamante ne dafa nekk yittey artisans yi dans le cadre national jërëjëf. alors du ñu def lu dul tàmbali rek ak label 221 alors label 221 tey ñu fas yéene waxtaanee rek. mutuelle de santé des artisans du Sénégal. mu doon lu am solo nag. ndax defe naa ne su ma juumulee mosu fee am. ñu taxawal ko def ci ay jéego yu am solo. def ci assemblée générale bu rëy Maimouna. waaw Diagne Naar ni nga ko waxee noonu la juumuloo sax mutuelle boobu nag nekk kuréel boo xamante ne la ko tax a jóg mooy fexe ba ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci mbirum artisanat mais de manière plus globale générale ñi nekk ci secteur informel yëpp ñu mën a am li nga xamante ne mooy couverture xam nga kenn réeréewul ne CMU bañ ko fi tegee ak tey CMU mooy couverture maladie universelle am na jéego yu bëri yoo xamante ne pouvoir public bi def nañ ko fi maanaam ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi wante day baax bu ñu taxawalee kuréel yu mel noonu leneen li nga xam ne moom lañ ciy toftal muy mutuelle yi tamit ñu am liggéey bu am solo boo xamante ne dañ ko ciy def ci secteur bu mu mënti doon parce que mutuelle yooyu nga xamante ne moom la ñuy def pour ñi ciy liggéey ñëw adhéré loolooy tax mbir mi mën a dem kanam donc gulet ñu koy def juumuloo jëmale ko nag ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbirum artisanat ñu doon def nag seen assemblée générale semaine bi ñu génn fële ca Thiès dajale woon nag ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci chambre des métiers yi mais ñëpp ñi nga xam ne tamit dañuy yëngu ci mbirum artisanat xam naa dama lay bàyyi rek nga daal di lancer élément bi bu ko defee ñu suivre ko ñu dellu si nag gën a mën a yaatal ak suñu invité monsieur Moussa Mbaye. loolu sax la ñuy def ginnaaw bàkk bi rek ñu seetaan élément bi. di ci am kontaante di ci am mbégte ndaxte le président de la République loolu dafa doon loo xamee ni ñi nekk ci secteur yi nga xam ni ñoom ñooy gouvernement bi ñëpp ñoo ngi koy bénéficier wu mais ñun boobu ba léegi amaguñu ko bénéficier guñu ko kon bu ministère bi jógee ànd ak direction de l'artisanat ànd ak
l'Union nationale des chambres de métiers et les chambres de métiers ànd ak tamit organisation professionnelle yi ak artisans yëpp tey yëg ni ñoom war nañu bokk ci mutuelle de santé yi nga xam ni dañ ko soxla parce que su ma koy wax artisan bu nekk moom ak atelier am ay apprentis am moom ak famille am suñu koy xool ci le secteur de l'artisanat da nga naan presque Sénégal gépp la ci gox boo dem. ndaje bu am solo la ndax daf ñuy permettre rek ñu matérialiser bëgg-bëggu kilifa yi ñu fi yebal njëkkee ci njiitu réew mi nga xam ne dafa yitteelu torop protection sociale ndax mu mën a laal couche population bi yépp te jusque là suñu dispositif de sécurité sociale yi dafa am ñu mu bàyyi woon ci wet bi maanaam ñiy liggéey ci secteur informel moo tax daal depuis 2013 ministère du travail di def lépp li mu mën pour fexe teg benn dispositif pour secteur informel dispositif de sécurité sociale. Alors Maïmouna Sy, plus de 150 délégués jóge ci 14 régions du Sénégal yëpp ñëw taxaw fa teewal fa seeni région teewal fa seeni artisan ngir mutuelle bi jëm kanam te ñëpp mën cee gis seen bopp. waaw ni nga ko waxee noonu la 14 régions yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp ku ci ne yónnee nga sa représentant ci ndaje bu am solo boobu nga xam ne ñu ngi ko doon defee foofu ca Thiès mu nekkoon nag assemblée générale boo xam ne nag ñi ci waroon a teew yëpp teew nañu ci biir élément bi gis nañ ci madame Odile Diédhiou mi nga xam ne moom moo représenté woon ministère du travail di toppatoo loolu gis nañu tamit ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Leye nekk président chambre des métiers de Saint-Louis wante mu représenté woon tamit monsieur Issa Dieye xam nga Dieye ak Leye dañoo xaw a jeganto wante nee nañu ku ñu yónni ku ne ka nga toogal wala ka nga teewal moom nga représenté donc yaakaar naa ne loolu dinañ ñu ko pardonner n'est-ce pas monsieur Moussa Mbaye waaw mu représenté woon Issa Dieye mi nga xam ne moom mooy président union des chambres des métiers ndaje baa ngi noonu ñoo ko gisandoo yow nga nekk secrétaire général bi mais laata loolu nga am liggéey coordination bu am solo boo xamante ne jot ngeen ko def en amont laata sax ñuy agsi ci ndaje bi nga xamante ne moo amoon foofu sa Thiès waaw coordination bi dafa nekkoon loo xamante ne dafa nekk benn étape ci biir liggéey boo xamante processus bu yàgg parce que artisan yi kenn ku nekk xam na ne bu njëkk artisan bu feebaree sax dañ koy sumil mbaxana ku nekk ñu yel di colmater fu gauche ak droite loolu ana dignité amatu fa honneur amatu fa loolu nag la ñu xool ñu ne comme que état bi dans un premier temps moom moo njëkkoon a def injustice boobu injustice bi mooy nga dëkk ak nit jur ko di ko fay ay études muy jàng école ba yàlla dimbali ko moo nekk fonctionnaire mënta jël bàyyam en charge mënta jël rakkam en charge te ñu bokk benn kër gi ñu contribuer ci ay études ba mu jàng ba nekk dara te mënu leen a fay en retour loolu loolu dafa doon jaxase famille yi parce que ñëpp mënuñu xam ne état moo tëral loolu dañ naan rek kii ñoo bokk ndey ak baay lu tax muy jël doomam en charge te mënumaa jël en charge ñun ñu doon ko gisee injustice boo xamante ni dëgg-dëgg yàgg nañ ci lool di ko xeex ak di ko kaas ba yàlla dogal état wëlbati ko xool ñu mais booba nag ñun suñu réflexion dafa jiitu woon état waaw dafa jiitu état parce que lii ñun protection sociale la ñuy wax protection sociale la ñuy wax lii benn volet rek la ci protection sociale soo waxee protection sociale ça veut dire que ni c'est un tout benn volet bii nag moom lañ ci commencé di ko liggéey ànd ko ak ay partenaires muy direction protection sociale direction de l'artisanat wala maanaam suñu ministère ànd ko ak BIT ak artisans yi yëpp parce que c'est un besoin boo xamante ni yàgg nañ ko xaar artisans yi yàgg nañ ko xaar ci jamono boobu aussi xaar bi it tooguñu woon rek di xaar artisans yi toog nañu def seen réflexion def seen étude ànd ko ak seen partenaire benn ONG bu ñuy wax l'ACORA PRD Matar Anta maa ngi koy nuyu au passage parce que vraiment bu ñu demee ba état dégguñu moom contribuer na ci lu am solo parce que ànd nañu ak moom def le tour du Sénégal waxtaan ak artisans yëpp ñu ci gën a bëri dispositif yi ñu waroon a jël yëpp ñu waxtaane ko ba tënk benn document muy stratégie d'implication des artisans dans le processus de la protection sociale alors loolu mu nekk document boo xamante ne artisans yi ñoo ko liggéeyal seen bopp ànd ko ak kooraa rek
kon bu BIT ñëwee ak état di liggéey ci ñun présenter seen document ñun aussi dañoo présenter suñu bos à côté ngeen lëkkaloo def li ñu naan la synergie des forces. def la synergie des forces alors mu indi ñu fii ba mu nekk loo xamante ne léegi UEMOA daf ko jël boole ko ci ay chartam mu nekk obligation boo xamante ne kenn ku ci nekk pour nga jot sa honneur ak sa àq war nga mën boo feebaree mën a faju sans problème. macha allah est-ce que yomboon na SG synergie force yooyu noonu yëpp ba ñëw jur lii est-ce que yomboon na. yombul woon c'est ay at la parce que mën naa ne 2008 laa ci commencé di impliqué wu man. d'accord 2008 ak léegi te man ak artisans yi nga xamante ne dañu àndoon ak programme boobu muy la CORA. te menuisiers yi en particulier ñoo ko démarré processus bi. parce que programme boobu programme mu menuisier yi la woon. c'était avec l'organisation nationale des professionnels du bois. ànd ko ak CORA ñu jël processus boobu di ko doxal ba nëgë ni yombul woon nag. parce que léeg-léeg da nga ci gis ñoo xamante ne dañuy yaakaar ne boo cotisé sa xaalis fan lay mujj. surtout loolu nekkoon nag benn diggante boo xamante ne léegi suñu confiance bi nit ñi am ci ñun rek. moo tax affaire bi war a mën a jàll. parce que nit soo amul ci moom confiance soo laajee cotisation doo ko jox. exact kon loolu la ñu commencé woon di ko def nag ba teg benn programme dans un premier temps bu ñu wax le PEMAS pôle micro assurance santé. nga xamante ne présentement sax artisans yi ñu ngi ciy faju waaye dafa xawoon cher. coût bi dafa xawoon cher. parce que ku xam artisan xam ne artisan dafa am njaboot. muy njabootu atelier. ak njabootu kër ga. dëgg la ñooñu ñëpp boo leen bëggee cotiser. su taux bi diisee dafay diis. dëgg la te état daf ñu waroon accompagner ci commande publique yi. ci liggéey yi nga xamante na renforcer capacité maître artisan yi. pour que ressources yi di gën a am. parce que bu ressources yi barewul te wér gi amul. koom-koom bi day dellu gannaaw. dëgg la am na solo waaw c'est que de moom il est bien placé xam naa. pour en parler ndax ci njaboot ji la bokk. mu ngi noonu. man dama koy nuyu di nuyu tamit ñi mu ko bokkal ñëpp. vraiment lii dafa baax ci artistes yi artisans yi. waaw man artisan la mais di ngay gis mécaniciens yi seen benn apprenti bu gaañoo rek dañuy am problème. waaw pour bu fekkente ne nag blessure bi dafa grave. pour ñu jël ko en charge problème lay doon. parce que boo xoolee garage mécanicien yi fi nekk yëpp dañuy taqale. am na nag ñoo xam ni moom sont bien quoi mais am na ñoo xam ni dañuy taqale ci taqale boobu. bu ci sa apprenti blessé rek yow da ngay am problème. parce que yaa koy war a jël en charge. donc kon lii baax na ci artisan yëpp mais rawatina nag mécanicien yi. parce que ñoom blessure da leen a yomb ngeen di yor daf leen a yomb waaw ak menuisier yi aussi. waaw seen machines yi vraiment daal lii maa ngi koy rafetlu. di wax nag nañ ko gën a tas. surtout. waaw nañ ko gën a tas xam naa dina ñëw ci maillage bi sax. voilà su ko defee yeneen artisans yi ci jotagul ñu jot ci. waaw région yëpp jot ci ba pare ñëpp dem adhérer. surtout nag waaw parce que waaw adhésion bi. côté boobu sax laa bëgg a ñëwee Rougui. ma koy laaj rek adhésion yi naka lay demee ak cotisation yi. très bien adhésion yi 2000 francs rek la kenn ku ci nekk 2000 francs ngay adhérer. mais cotisation yi pour nga am couverture bi dafa gën a yomb gën a noppale. 3000 francs la ñuy laaj par personne et annuellement. 3000 francs par personne et annuellement. 7000 francs la mais état mooy fay les 50%. loolu mooy wéral accompagnement état bi ci àndagum. pour le moment waaye loolu tamit ñi ngi xaar leneen ci moom en même temps. am na aussi 15000 francs. 15000 francs am na aussi. alors individuellement et annuellement aussi parce que 3000 francs yi dafa am processus parce que affaire bi pyramide sanitaire la. pyramide boobu nag centre de santé. poste de santé plutôt centre de santé ak district sanitaire foofu ngay yem à 3000 francs. à 3500 yi. su fekkente ne cotisé nga 15000 francs yi. pyramide sanitaire yëpp ngay bénéficier ba ci hôpitaux yi. à un taux de 80% de couverture. macha allah soins yi ak pharmacie en même temps.
te pharmacie bi sax da ngay am remboursement. oui. waaw bu fekkee da nga nekk ci urgence. mu leer na ne mënoo dem jëli lettre de garantie wala mën a góoli. nga génnee nga fajal sa bopp parce que mbir mi mënul xaar. après da ngay dem dugal dañ lay rembourser à un taux mun na nekk 50%, mun na nekk tamit beneen pourcentage. ok en plus de ça est-ce que artisan bi mën na inscrire waale njabootam gi yëpp. waaw parce que boo déggee ñu ne individuellement. mooy artisan bi mën na am benn livret boo xamante ne am na presque 20 personnes yu mu mën a inscrire ci biir mais 20 personnes yooyu doom di njabootam. ku ci nekk daf koy cotiser 3500. exactement mais benn yoon ci at bi. waaw benn yoon ci at bi. benn yoon ci at bi ñi ngi xalaat nag naka la ñuy def pour ban am ay carte parce que soo defee carnet. su kii feebaree kee feebar. alors carnet bi kenn mënu ko dagg. exactement donc dafay am quoi foofu. léegi ci loolu lañu nekkoon di xalaat. naka la ñuy def ay carte biométrique yoo xamante ne. kenn ku ci nekk da ngay dem autonomement. nga xamante ne boo la fu la feebar fekk. nga dem ci district sanitaire bi la gën a jege nga faju foofu sans pour autant ngay dem fenn di jël si waat di jël carnet bi wala yooyu. loolu nag dañu am benn système boo xamante ne waa CEMI. am nañ ko moo xam mooy distribuer carte mooy waaw non mooy lien yooyu yëpp. moo koy def. d'accord moo koy def parce que affaire yi dafa am niveau régional. niveau départemental ak niveau national. très bien alors Maïmouna. waaw am na solo. am na solo alors adhésion yi rek laa bëggoon a xam. fan la toll jamono ji ndax nit ñu baree gi adhéré. fan la adhésion yi surtout le travail à faire. sànq mu ngi koy wax derrière waaw pour gars yi confiance bi gën a taxaw. ak tamit surtout ñu xam ne seen njëriñ moo ci ne. parce que derrière tout ça. li ñu ci war a gis mooy que ne lii benn pas bu mag la bu ñuy def boo xamante ne dafay dëggal encore une fois que ne artisans yi c'est des travailleurs à part entière. par exemple yeneen corps de métier yi ni ñu amee seen protection sociale yaa ngi koy wax sànq am seen couverture maladie am seen assurance ñoom itam léegi ubbil nañ leen buntu boobu. léegi nag la ca des mooy lan ñoom ñu jël ko approprier ko moomal ko seen bopp. très bien très bien. ci loolu la ci yoon boobu siège boobu si la ñuy jaar. parce que CEMI daf fi daan monter ay mutuelle. mais ñun boobu dañu ne ñun dañ ne mutuelle de l'informel. ñun duñu informel. ñun am nañu ay carte professionnelle. am nañu ministère. kon ñun duñu informel. biñ ñu bëggee dugal ci cadre boobu man personnellement j'ai dit au ministère du commerce que ne ñun duñu informel. ñun ay artisans lañu. et puis bëgguñu mutuelle de santé tout court protection sociale lañu bëgg. donc boobu ak léegi mu yàgg. mais néanmoins artisans yi am na si ñoo xamante ne demoon nañ ci mutuelle yi ki faju ci di ci kii mais démarrage boobu ba léegi mu ngi des. waaw mais léegi ñëpp ñëw nañu fii nag collecte bi jafe woon na. mais dañu def benn politique boo xamante ne dafa am solo dañu sukkandiku ci chambre de métiers yi. muy ay institutions étatiques. yoo xamante ne mooy l'instance suprême des artisans. ñu wëlbatiku nag jamaat aussi ci am bras ci OPA yi OPA yi mooy organisation socio-professionnelle d'artisans yi. ñooñu aussi ku ci nekk dafa regrouper benn entité boo xamante ne bu ñu jëlee bloc. pour ñu jaay ko seeni membres dafay yomb. waaw chambre de métiers bi aussi nekk suñu tutelle bu ñu fa tegee bloc képp ku ñëw bureau chambre de métiers alors loo mënti lijjanti foofu ñun la attention adhésion yaa ngi nii. nga mën a adhérer foofu en même temps. donc loolu moo indi collecte bi fi mu nekk nii keroog bi ñu def assemblée générale bi xaalis bi man maa ko yoroon ubbi compte banque agricole. waaw crédit agricole. waaw ñu baal la ci publicité bi. waaw c'est pour la bonne cause ah. voilà d'accord foofu la ñu ubbi compte. ubbi fa benn compte CETES. verse naa fa 13 millions 800 et quelques mille. yoo xamante ne ci artisans yi la jógee. mu wane volonté artisans yi ci mise en place su mutuelle sociale nationale bi. dëgg la macha allah. pour finir. waaw jeex na daanaka. li gën a am solo lépp wax na ko. ñëw na ci waaw xanaa rek peut-être xëy na loolu moom moo ma gën a jekk pour def ko rek. gars yi comme ni ma ko waxee léegi artisans yi ñu xam ne mbir mi seen mbiru bopp la. ñu jël ko moomal ko seen bopp dem adhéré. ba pare surtout ñu xam ne seen njëriñ moo ci nekk. bu baax a baax tey nag labi na ngi noonu ci actualité la demoon xam nga léeg-léeg dañu dem indi yu rafet yi. xool processus de fabrication. xool li nga xamante ne vraiment c'est le made in Sénégal. le handmade mais ci biir loolu tamit day baax tamit
ñu xool seen toogaay. merci beaucoup. te bii moom toogaay bu am solo la ci toogaay ndax wér-gu-yaram moom mooy lépp. te ku la ko jëlal en charge nag suñu autorité yi nag jëlal leen ñaata pour cent nga waxati. 50% yi. 50% yi. waaw macha allah. te kon des na. Babacar. waaw pour am ñu na leen solo xamul bëgg a def adhésion dëgg la. bëgg a adhérer fan la leen di fekk très bien. ak nan lay def ba ñëw ci ñoom. merci beaucoup am na solo. ci question bi loolu moom ñun ñii loolu la ñuy wër xam naa dañuy wax ne ku foo tëdd ak ku naan tëjal bunt bi duñu leen tëjal bunt bi du leen boole ñun ñoom la ñuy wër parce que ñun fi mu nekk nii li ma wax keroog nee naa leen tant que ba dem nga demuloo ba foog nga limi ci village ba gën a arriéré nga laajte mutuelle bi ñu ne la am na fi am na adhère ñiy adhéré ay adhérents lañu man atteindre guma sama objectif parce que c'est la loi du grand nombre kenn ku nekk xam na ko kon léegi ku bëgg képp koo xam ne da nga bëgg a adhéré soo ñëwee ci man da nga adhéré soo demee chambre de métier boo mën a dem dans les 14 régions du Sénégal foofa dem war da nga fa fekk bloc boo xamante ne artisans yi rek lay xaar très bien waaw te fi mu nekk nii nag war nañu nekk ci phase u démarrage bi parce que fi mu nekk nii alors bu cotisation yi bu adhésion yi jàllee cotisation yi moo ci des surtout waaw parce que adhésion yi rek ci lañ toll fi mu nekk nii cotisation yi des na léegi nag politique de sensibilisation et d'information bi nga xamante ne moom la mutuelle bi ak partenaires yi ñu am war a mën a mettre en place pour que cotisation yi mën a gaaw mutuelle bi ñëpp mën koo yëg loolu rek la ñuy xaar ci partenaires techniques et financiers yi mais exiger wuñu carte artisan wala. non exiger wuñu carte artisan exiger wuñu ko mais bu demee ba ci mutuelle bi dafa bëri ay fànn yoo xamante ne njëriñu artisan yi la dëgg la alors mutuelle bi yemul rek ci mutuelle kese dañu bëgg mu attractif ba nga xamante ne artisan bi day profité daw ñëw sax bu yëgee njariñ li mu ëmb yëpp day daw ñëw pour adhérer parce que assurance bi dinañ ko ci def parce que artisan yi kenn ku nekk gis na ne sa atelier la kay dañ koy bàyyi ak yow état du la di la seetaan ñëpp a lay seetaan engagement jàmbur yi nga yor te ouvrier bu ci nekk atelier ba nga yor yow gardien kese nga dëgg la parce que ay commande jàmbur ngay jël xaalisu jàmbur ngay jël jënd ko matériel def ko ci atelier bi ci lu wér. su lakkee yow yaay responsable bi exactement kenn du la gis donc léegi assurance boobu da ciy dugg vieillesse dañ ko ciy dugal sécurité sociale dañ ko ciy dugal assurance dañ ko ciy dugal ak 1000 logements yi nga xamante ni président wax na ko aussi ci protection sociale la bokk kon kon mën nañu ne ay niveau la mën nañu ne ay niveau la ci biir exactement macha allah am na solo man dinaa ñëwaat tuuti am na solo te xam naa ne dina am suite ndax lim fi wax nii moom macha allah moom rek lañ ciy teg xam naa ne dinañ ñëwaat ci yeneen ponk yi nga xamante ne nii junj nga ko fi ndax gars yi nga xam ne mbir mi am na solo bu baax a baax te yemul ci santé bi kese alors du ñu def lu dul dem régie dellusiwaat daal di ànd ak Babacar Seck ci yoonu gàmmu gi léegi lay doon. niñ leen ko junjee léegi rek dañuy dem ci yoonu gàmmu gi waaye laata loolu rek di fàttali ne le 11 octobre mooy tey di journée internationale des filles ñu téye njaboot gu jigéen gi bu baax a baax ci école yi ndax loolu mooy tax ñu am xam-xam loolu mooy tax ñu mun a participer ci seen société loolu mooy tax ñu mun a doxal seen mbir mën a doxal tamit mbiru askan bi bu baax a baax ndax jigéen dafa am solo ci société bi mbokk yi dañuy dem nag ci yoonu gàmmu gi ànd ceeg Seck di joxe ay tegtal yu leer Seck fu gàmmu gi toll ak yoon yi ak oto yi mbaa yaa ngi xool bu baax. waaw man maa ngi xool bu baax. waaw di xoolloo sama mbokk mécanicien yi bu baax. surtout. waaw di dénk borom oto yi aussi. ñu dem ñu xoolal leen. surtout. waaw parce que malade moom foog mu dem ci docteur. dëgg la pour mu mën koo xool. mais mënuñ damaa feebar rek toog benn place ak di ko sooxaale. waaw sooxaale bi surtout. sooxaale bi mooy tax nga daw ba daanu. dëgg la waaw fekk bi nga waree dem demoo. dëgg la de buñ la yóbboo nag. day fekk c'est trop tard. fekk c'est trop tard donc kon may wax sama mbokk chauffeur yi. yi nga xamante ni ñu ngi ci transport en commun yi. ñoom it nañ wax ak seen patron yi. surtout waaw parce que da nga yor panne patron bi ni la sooxal ba après. bàyyil ba après. su ko defee yow bi nga xamante ni yaay chauffeur bi. yaa nekk ci tali bi yaa xam li ci tali bi. dëgg la am na risque yoo xamante ni yow waroo ko jël. surtout nag sa sécurité ak sécurité ñi nekk sa ginnaaw. waaw ñi nga yàpp donc buñ génnee ci ñoom transporteur bi tamit. na fonk oto bi ndax oto bee tax mu nekk transporteur. surtout bu fekkee yabul ay passager ñuy dem ak a dikk.
transporteur bi turu transporteur bi amalatu ko njariñ. maa la ko wax de donc kon dafa war a respecter clients yi. dëgg la respecter clients yi nag weesuwul. mettre ce chauffeur dans les bonnes conditions. surtout waaw ba pare tamit di entretenir sa oto. mu normal mu wóor la ni ñii ngay yab nii amul benn risque. dëgg la waaw mais yab ay clients oto bi daw ñëw ci péage bi même pas 2 kilomètres mu paan. wallaay mu paan ñu war koo yóbbu. ngay wut remorquage li la ci mën a fekk moo bari. bari na de te booy xool li nga ciy fere yëpp ñeneen. li nga ciy fere yëpp nga defaroon ko avant ngay départ mooy gën. moo ko gën te mën na nekk sax bu dee guddi la maar day taalib oto bu ko gisul. waaw problème yi ci am jumtukaay yi ñu dul am. doy na waar secrétaire général. SG gis nga ko de ñi ngi waajal yoonu gàmmu gi xam ne yoon yi naqadina ndax ci nawet la ñu nekk génn guñu ci waaye tamit di fàttali ne ñu ci bari dañuy bëgg daw guddi gi dafay fekk na nga am oto yu baax teg ko si yoon dem seeti ñoom sekk ñii ñu xoolal la sa oto def révision générale ba nga xam ne ndog du la dal si yoon bu la dee dal tamit sax du doon lu jafe-jafe bu doy waar. xam nga déjà loolu dafa ñëw dellusiwaat rek ci li ñuy wax ci protection sociale bi rek parce que déjà ñoom mécaniciens yi suñ fi nekkul woon kon kan mooy faj oto yi. dëgg la faj mi du ci doomu aadama yi kese même jumtukaay yi dañ ko war di faj dañ leen di war di faj. dëgg la mooy entretien bi ngay wax. dafa am solo te ku nekk xam na ne sécurité dafa yaatu. dëgg la te diggante gàmmo gi ak léegi nit ñi ñëpp ngi wax gàmmo gi léegi prudence nag lañ ciy war a boole. surtout prudence daf ci war a ànd. parce que oto bakkan la rek. entretien mën nga dugg def entretien ba pare génn am leneen lu ci des. dëgg la waaw mais suñu mbokk mécaniciens yi ñu ngi leen di encourager bu baax. ci biir loolu dinaa ci jox benn porox ndoll bu ndaw rek gërëm ci suñu benn élément bu ñuy wax Abdou Guèye yaakaar naa Seck war nga ko xam. Abdou Guèye bu baax. maag moom ñoo àndoon di liggéey ci mutuelle sociale bi. mu nekk muy def ay intervention ci yoonu màggal gi alors réparation gratuite. yàlla moom ko ci fan yi passé fekkewul assemblée générale bi te da daan dénkaane ci protection sociale daw na ci guddi daw na ci bëccëg moom ouvrier la mais pour yoonu Touba ñëwee wala yoonu gàmmu ñëwee wala yoonu ziar toujours mi ngi ci entretien gratuit yi ànd ak mécaniciens yi di dem ak ñëw kon mécaniciens yi vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant aussi di leen sant di leen gërëm te di leen wax ñu yokk seen prudence yi aussi. surtout waaw di yokk prudence parce que prudence yi doomu aadama yi doomu aadama dafa fort. dëgg la doomu aadama dafa fort. dafa fort donc lépp loo xamante ne yaa ngi ko ciy dugal rek. alors war nga ko teg ci condition yu am solo. dëgg la waaw war nga ko teg ci condition yu am solo. Seynabou wax nañu lépp daanaka xanaa ñu jaar fi rek daal di ñaaxaat bu baax ñi nga xam ne ñooy chauffeur si ndax gàmmu dafa yaa bu dee màggal Touba rek lañu jëm gàmmu fu nekk la askan wi di jëm ñii ngay dem Kaolack ñii di dem Louga ñii di dem feneen ak feneen donc ñi nga xam ne ñoom ñooy yóbbu askan wi nañu bàyyiwaat xel bu baax ne bésu gën di mindeef la ñu wax te dem ak jàmm delloog jàmm dara gënu koo neex nañu noppalu bu baax encore une fois ndax njëkkante daw ndànk ba yegg moo ko gën yóbbu ñi nga war a yóbbu dellu siwaat ndànk lépp ci daw ndànk rek te it comme ni ko Seck waxee ñuy xoolaat oto yi bu baax pour mën a éviter panne yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ndax yoon bi léeg-léeg panne yooyu moom mooy tax muy gën a xat. dëgg la may mun a waaw yoon baa ngi noonu de ñi ñaanal ñëpp dem jàmm dellu si ci jàmm ñuy noppal yaram yi waaye tamit saytu oto yi. waaw man nag fa may tàmbalee xam naa mooy gën a njëkkee wane sama mbégte ak sama kontante ci taxaw weer bi ndax dafa nekk weer boo xamante ne mooy sangu weer yëpp te bés boobu nga xamante ne ñu ngi jublu di ci dem ñu war ko célébrer fii Sénégal la nuit du 18 octobre au 19 nekk bés boo xam ne mooy sangu bés yëpp itam macha allah waaw ñu jëmale ko ci koo xamante ne moom it mooy sangu ñëpp kon weer bi bu taxawee rek saa su ne dañu kontaan dañu bég xol yëpp day féex ñëpp dañu vraiment am mbégte di waajal jëm ci loolu nga xamante ne mooy màggal juddu Seydina
Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne moom wàccaayu oto yi moom ak li ci war ak lépp sekk daanaka moom fii ak ñuy àgg ci gàmm gi duñ ci bàyyil dara dañ ci profité rek ñaanal ñëpp ziar ñëpp ñi nga xamante ne ay kilifa diine lañu ëttu këru diine yëpp comme ni ko Seyna bu waxee mawlud dafa nekk loo xam ne dañ koy célébrer fépp donc bu weeram taxawee rek yitte bu nit amoon jëmale ko ci bés boobu noonu jëmale ko ci guddi googu daf ko war a gën a yokk lu mu mën ak lu mu mënul yëpp def ko ci ndax ki ko moom ki ko waral bés bi moo rëy waaw moo màgg ci boppam Seck waaw may fàttaliwaat conducteur de véhicule automobile yi ñi leen paan du ndaw dëgg la paan du ndaw te li ñu gën a ñàkkal fayda mooy feu arrière da ngay topp oto guddi ginnaaw gi dara du tàkk bëri na oto yoo xam dañuy daw ba dugg ci ginnaaw camion rawatina nag poids lourds yi ci camion yi la ëppee waaw dañuy gis oto bu daw ba dugg ci ron camion parce que gisul dara ci ginnaaw moment bi mu koy seetlu fekk na vitesse bi muy excès dëgg la oto bi mënatul taxaw waaw te li ëpp ci péage bi camion yi fay jaar seen ginnaaw dara du tàkk loolu noonu bëgg naa ñu jël ci ay mesures surtout waaw loolu danger la waaw sanction buñ ci tegoo na ko loolu danger bu rëy la waaw te dafa bëri nag waaw mënoo dugg ci péage bi ba génn te jiit la woog oto boo xamante ni ginnaaw gi dara tàkkul non c'est impossible mënul nekk chaque jour boo fa duggee fekk ko fa waaw loolu daal ñu ngi ñaan bu ñu si mënee jàppale parce que ñiy dawal tamit du ñëpp ñoo la seeni bët neex dëgg la ñi xam ñu ngi dawal am nañ problème mu bët dawalu guddi bi sax nag dafay bëri jafe-jafe waaw guddi daal koo topp ci ginnaawam normalement 500 mètres war nga koo gis sa kanam xam ni lii oto la moo la ni lii mu ngi tàkk waaye faar yi ñuy tegante nag nga xamante ne bu nekkee sa vis-à-vis dalay teg faar yoo xam ne doo gis yow loolu tamit jafe-jafe la de ndax mën ngaa mëkk ki ne ci sa kanam te doo ko gis ndax dalay éblouir phare blanc la c'est interdit très bien dañ ko interdit mais gars yi dañ koy def mais li ma ci jaaxal buñ ko defee ñu war leen sanctionné moo leen bu ñu leen sanctionné lii dañ ko war a dindi même faar yi la ñuy ñëwaat tegaat loolu moo dul yoon donc sanction bi daa mel ni dafa des waaw il faut ñu jël ci matuwaay yi ñu ci war a jël daal bu ñu ko jëlee ku daw guddi kenn du la teg phare blanc yoo xamante ni dina la ba pare li gën a garaaw dañ lay teg phare blanc te li ëpp ci ñu oto yi seeni pare-brise baaxul c'est pas parce que dafa toj rek baaxul am na yoo xamante ni niñ koy nettoyer bombe bi noonu bu fekkee mu am ay suuf day dem ba day def ay trait d'accord trait yi da ciy bari tellement bu ñu la tegee phare loolu rek trait yooyu rek ngay gis dootoo gisati ay waay te pour ñun fekk tojul rek amul problème fekk am na problème fekk am na yeneen yoo xamante ne ñoom duñ ko bàyyi xel te loolu tamit day indi ay jafe-jafe ci boo tegoo ci yoon bi ci guddi gi ñu teg la ay lampe Seck dama lay bàyyi rek nga tàggatoo am na solo ba beneen yoon li may njëkk balaa may tàggatoo nag sama góor gi bëgg naa après mu leeral ma tuuti ci ñi nga xam parce que dal nañu ñun mécaniciens yi ñoo xam dañuy yor seen saak kosu cravate ñëw ni la ñun ñoo yor mouvement mécanicien yi di encaisser gars yi rek waaw damay bañ gars yi dem ci artisan yi naan leen ñun ñoo yor mutuelle bi fii ngeen di adhéré rek lii ngay joxe rek la dëgg la te fekk ne du ñoom ñii la dafa bëri ci dëkk bi dëgg la waaw ñun mécaniciens yi nag xaw nañ ñoo rek waaw vraiment moom xanaa comme ni mu ko waxee rek lu ne cotisé nañ ko comme SG ni mu ko waxee sànq rek na nga déplacé wu ba ci chambre de métier ba waaw nga xam ne ki nga fay fekk tamit dina la wan firnde boo xamante ne di nga xam ne fii nga war a adhéré woo du dëgg wala yéen da ngeen am ndaw yuy génn di dem ci di wuti di prospecté ji waaw OPA yi rek président organisation socio-professionnelle yi ñoom xam nañ leen d'accord comme mécanicien yi xam nañu président OPA yi fan très bien ñaar la ñu ñaari revasse moo am ñaari président yooyu kenn ku ci nekk ku ne xam na ma organisation yi nga xam ne dafa fi nekk yu si gën a bëri néew ma ñëpp xam nañ ma mais am nañu si gën a bëri ñu ma xam ku ma ci umpale aussi boo demee ci chambre de métier bu mu mën a nekk ci région bu mu mën a nekk da nga fa fekk benn bloc boo xamante ne da nga ci mën a adhéré beneen bi ci topp moo di ko waa protection sociale suñu lay jox bloc bi dañ lay jox benn fiche répertoire boo xamante ne ñoom ñoo ci def seen cachet visé ko waaw nga xamante ne bloc bi boo ko jaayee ba pare da ngay répertorier affaire bi yëpp indi ko boole ko xaalis bi waaw
loolu dëgg la leer na nañ Seck ma bàyyi la nga tàggatoo waaw fi may tëjee rek mooy di wax ni ci màggal gi ñu jógee gis naa ni mesure de sécurité yi ñu jël bëri na macha allah waaw macha allah ba pare aussi Touba am na ay véritables techniciens d'aujourd'hui compétents mais am na ci ñoo xamante ni ñu bëri ñoo xam ne foog ñu former leen ci mécanique automobile ak nouvelle technologique bi surtout waaw yooyu yëpp nag yamul Touba rek mais ci 14 régions du pays bi yëpp lañ ko bëgg a def incha allah waaw bëgg nañ nag autorités yi jàppale ñu ci waaw projet la yoo xamante ni yàgg nañ koo taxawal dëgg la man mii di wax ak yow en 2017 ADP ma woon nañ ma laaj ma sama projet parmi les 6000 je faisais partie des 700 meilleurs présélectionnés très bien ñu yóbbu ma institut IAM defal ma formation sur l'entrepreneuriat business et marketing très bien ñu ni dinañ ñu primer de 2 à 25 millions pour ñu commencer suñu activité jusqu'à présent nag man maa ngi xaar macha allah man Ababacar wax nga ko fi nga ko war a waxee Ababacar Seck Pan Auto mais du ma dem te remercier wu ma suñu directeur général Racine Talla macha allah waaw parce que dama dem di tourner ji Wakhinane Nimzatt émission mais mécaniciens yi fa nekk plus de 400 garages ne fa ñoom ñëpp ñu ànd gërëm ko ni bu ñu amee jàmm moo leen may jàmm te ku ci nekk yaa ngi yor ay xale di leen former ba pare di fa am sa bout de pain di yóbbu sa kër dëgg la mais gërëm nañ ko ba pare ñaanal nañ ko man tamit ma dellu di ko gërëm di ko ñaanal parce que su ma doxee foofu ñu ni ma sa émission foo koy def ma ni RTS loolu fierté la fierté la waaw li ñu ma wax ci moom foofu moom vraiment nu ma neex laa fay daagoo macha allah moo tax lu baax rek am solo ñun ñëpp ñu mànkoo di ko jaajëfal suñu directeur général boobule ndax waa Goxam ñoo ko remercier ba pare Wakhinane Nimzatt ñu eggale ko fii ci plateau bi Seck jottali ñu ko ñu ne du ñu def lu dul di ko remercier rek monsieur Racine Talla directeur général de la RTS alors dañ lay jaajëfal rek di dem régie dellu si waat daal di attaquer lii di sport éliminatoire Qatar 2022 muy la coupe du monde Sénégal am ndam ci kaw Namibie 4-1 Seynabou macha allah Sénégal am na ndam lu rëy 4-1 match bu neex. macha allah ndax match moom bu baree ay but rek. dëgg si nga am ndam. dafay daal di neex. man nag loolu rek laa si bëgg de. man na bii dugg rek na bii dugg rek kon nag bii dugg na. yu bari sax macha allah ndax ñeenti but la Sénégal daal di dugal. match ba ak na mu demee ñu bàyyi la rek nga yóbbu ñu ci élément bi. dëgg la dañuy dem ci élément bi waaye laata loolu rek dañuy dalal ki nga xamante ne nii moo ñu fekk si rek muy Abdoulaye Thiam nekk président de l'association nationale de la presse sportive monsieur Thiam président ñi ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal ci Tam Tam. maa leen di fay di nuyu képp kuy seetaan RTS di nuyu aussi sama jigéen yi Maymuna di sama mbokk sama xarit ñoo nekkoon convention des jeunes reporters macha di nuyu aussi sunu doyen ak Seynabou bi nga xam ne ba léegi mu ngi ci association bi. mbaa mi doon kii bu baax. kan si mi doon fonctionner bu baax. comme ni muy def fii. waaw bien sûr di def fonctionner rek lay def. c'est un très bon élément. très bien très bon élément waaw. macha allah alors Seynabou xanaa dañuy dem xooli élément bi. waaw ñu dem Thiès ñëwaat. nañ dem Thiès ñëwaat. ginnaaw taakal bu mu def si ki nga xamante ni mooy Krépin Diatta waaye nag ba ñu dellu si waatee rek si deuxième mi-temps bi kii di Krépin Diatta dafa mujj génn ku ko remplacer nekkul kenn ku dul Diao Baldé Keita moom mi nga xamante ni mu ngi def ay jéey yu doy waar loolu foofee ca Italie waaye nag Sadio Mané dugal bii bu rëy loolee sax mooy li nga xamante ni mooy deuxième bii bi waaye nag faama bal ci benn. mu doon match bu neex bu mouvementé kii di Idrissa Gana Gueye ubbi baal bi rek ci 10e minute bi. mu ngoog bii ba mun nañoo wax dafa teel a dugg lool mu nekkoon nag match bu am solo xanaa rek ñu bàyyi président décortiquer ñu tuuti rek match bi na mu demee. man lu ma ci mën a wax mooy presque seen reporter bi wax na ko lu am solo mooy d'abord ñu xam ban compétition lañ nekk mooy coupe du monde
Sénégal ñaari yoon dem na ko Tunisie Sénégal di dajak lu mel ni ay Nigéria donc les 5 premiers ñoom ñooy nekk tête de poule yeneen 5 yi topp ci ginnaaw ñooñu la ñuy départir te boo nekkee premier aussi boo nekkee tête de poule aussi am na solo trop parce que yooyu yaay mujjee recevoir maanaam match aller bi da ngay dem match retour bi nga recevoir sa dëkk donc lu am solo la beneen affaire bi am solo aussi mooy bii mooy 3e match bi nga xam ne Sénégal tegle na ko mu koy gagné. donc 3 matchs 3 victoires. donc Famara Diédhiou dugal na Sadio Diao Baldé Keita aussi dugal na loolu aussi dafa baax ci biir équipe nationale. donc beneen aspect bi peut-être que ñu xam ne aussi équipe nationale bu ñu continuer di dem coupe du monde dinañ dem ba benn moment état bi dootul jël benn dërëmam dugal ci équipe nationale bi. man foofu laa bëgg nit ñi bàyyi ci xel bu baax. donc retour coupe du monde parce que léegi dem nañu tey jii ñu ngi Afrique du Sud. rien que avion bi rek état bi def nañu 300 millions. rien que avion bi rek parce que Sénégal mooy dëkk boo xam ne bu ñuy tukki du ñu def ni Namibie dañuy jël par exemple Ethiopian Airlines wala ñu jël Air Sénégal wala ñu jël Air France ñu dem. ànd ak ñi nga xam ne tous les voyageurs alors que équipe nationale Sénégal def depuis mun naa wax ni sax depuis maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall bu mu ñëwee au pouvoir mu renforcer ko amatul benn match. boo xam ne mu jege mu sori. équipe nationale ñu ngi koy boole ci ay passagers. donc match bu nekk dañ leen di jox dañ leen di mettre dans d'excellentes conditions. donc loolu dafa nekk benn xaalis boo xam ne ci gafaka état bi lañ koy jëlee. donc boo dellu si waatee ci coupe du monde bii. may fàttali rek qualification bi ñu amoon en 2018 rien que qualification bi nga dem premier tour nga toog fédération am na lu toll ni 6 milliards. te da nga qualifié kese. nga dem premier tour nga ñibbisi. am nga 6 milliards donc bii pas boo demaatee coupe du monde à partir de 2026 Afrique dootul amati 5 qualifiés day am 9 et demi donc Afrique mun na am 10 te boo xoolee posture Sénégal bu nekk buñ ci toogee buñ ci continuer ci posture boobu mun nañu njort ne Sénégal à partir de 2026 à la kuliali mun na am mu participer waat. bu demee 2026 mu demaat 2030. moi je suis sûr et certain suñu amee nag surtout gestion bi nga xam ne bi ñu nekk nii. parce que xaalis tamit nag da nga koy téye mais da nga xam ni ñu koy utiliser. bu ñu nekkee ci situation bi ñu nekk. di ko utiliser comme un bon père de famille. mun naa njorte ne état bi mun na déplacer xaalis bu mu doon def ci football bi mu yóbbu ko ci basket yóbbu ko ci athlétisme yóbbu ko ci judo yóbbu ko ci karaté yóbbu ko ci yeneen discipline surtout dañu nekk ci dëkk boo xam ne tout est prioritaire. surtout. macha allah. voilà parce que leer na nañ dafa am solo te leer na nañ. bu ñuy ñëw ci participation li nga xam ne ñi nga xam ne ay gan lañu ci équipe bi kenn du ne gan sax ndax kenn du nekk gan ci sa réew. ñoom Famara ñoom ñëpp ñu yees lañu ci équipe bi seen participation président. loolu question bu am solo la dafa am solo surtout journaliste moo ko laaj man li ma d'accordul rek ñu créer lu ñuy woowee dichotomie maanaam ñu naan ñii Sénégal lañ juddoo ñii France lañ juddoo. surtout il faut que d'abord ñu mun a comprendre joueur dafa am lu ñuy woowee carrière amul nag benn joueur sénégalais bu am possibilité football France mu naan damay bàyyi France ma ñëw Sénégal am na ci ay exceptions effectivement ku mel ni Diomansy Kamara xaarul ba France laaj ko ku mel ni Moussa Sow xaarul ba France laaj ko ku mel ni Demba Ba xaarul ba France laaj ko waaye boo amee possibilité football pour équipe nationale France sa carrière si lay gën a développé gis nañu aussi ay sénégalais yu juddoo fii dem football ji équipe nationale France bi ñu demee ba am xaalis dañ jël seen xaalis ñëw investir ko suñu dëkk. mun naa citer le cas de Bakary Sagna nga xam ne gagné na coupe du monde gagné na coupe d'Europe waaye tey jii lu muy def ci Casamance je ne suis pas sûr que am na ay joueurs yu juddoo Casamance. football équipe nationale Sénégal ñu ngi ko fay def. donc bu ñu def dichotomie li am solo mooy ce sont des sénégalais ay sénégalais ñoo dem France. am leen foofu ñu nekk ay sénégalais bu ñu jëlee décision wala seen ay parents convaincre leen foofu la amee solo. maanaam état bi dafa war a def kémtu lay kattanam fépp fu sénégalais nekk di tàggat yaram. ngay fexe doo xaar rek ba mu ñor. depuis bu mu nekkee ci tuuti tànk nga koy indil ay cadeau. di waxtaan ak ay waajuram bu demee nag ba ñor. boo demee pour jël ko du am jafe-jafe. surtout ngeen di faciliter aussi bu ñu ñëwee fii. ku mel ni léegi Abdoul Diallo xam nga moom musuloon xam luy Sénégal parents yi ñoo ko indi. mu ñëw vacances une fois mu ñëw vacances 2 fois mu virus bi jàpp ko. donc mu naan man Sénégal laay choisir ku mel ni Bouna Sarr dafa hésiter lu yàgg. parce que ku xarañ la woon. dafa yaakaaroon ne mun na am possibilité football France mu dem ba benn moment mu xam ne te bàyyi na équipe nationale Sénégal en 2018 loolu baax nañu bàyyi ci xel. 2018 Sénégal dafa qualifié coupe du monde ñu woo ko mu ne ñëwuma man
fi ma teg sama tànk mooy France mu dem ba benn moment mu xam ne mënul football France mu ñëw am na ay dëkk nag yoo xam ne boo defee loolu dañuy bañ nga ñëw mais man dama bëgg a bàyyi affaire bi ci football rek nañu xam ne sport la ci sport la nekk El Hadj Ousseynou Diouf tey jii amul lu mu deful ci équipe nationale Sénégal te pourtant bokk na si ñoo xam ne dafa bañoon ñëw Sénégal Khalilou Fadiga xaarul sax ba Belgique woo na ko ba sonn mais moom dafa jékki-jékki mu ne Sénégal laaj donc mun nga joxe ay exemple yu bëri pour firndeel li ma la bëgg a expliquer nii donc surtout ñun journalistes yi nañu bàyyi di def dichotomie boobu da indi sax problème mu am ay benn division képp kuy binational muy wooyee binational nga xam ne France nga juddoo wala France nga yoroo ku mel ni Mamadou Niang Sénégal fii la juddoo mais dafa teel a dem 2 ans la dem mais dañuy créer benn division bi nga xam ne ñi nga xam ne Sénégal fii la ñu nekk groupe dem benn côté ñi nga xam ne ñu ngi juddoo France mu def benn côté lii am solo mooy nañu xëccandoo dóorandoo kenn gënul Bouna Sarr nekk ko sénégalais juridiquement nekk sénégalais mooy am carte d'identité nationale en passeport point à la ligne sport la nekk nekkul ci politique sport la ñuy def en France dëkk bu naat mais bu ñu demee ba benn moment ñoom ñu xam ne Higuaín di doomu Argentine papam mooy français yaay ji mooy argentin bi ñu demee Higuaín ñu xam ne kat mun na leen indil dara def nañ seen kéemtulaay kattan pour jël Higuaín yóbbu ko équipe nationale France Higuaín moo ne man déwuma France sama papa français la mais man Argentine laa tànn Lionel Messi amul li espagnol yi deful pour jël ko jox ko nationalité espagnol mu ne moom déwuma Espagne waaye Argentine lay dem donc terewul argentin yi bugg nañ ko espagnol yi bugg nañ ko il faut aussi ñun tamit ñu xam fan mooy suñu intérêt Bouna Sarr bu ñëwee nañ ko xëcc dugal ko suñu biir moo gën ñu koy ŋaññi di ko saaga surtout ñun journalistes yi di ko teg loo xam ne ba génnee ko def ko un Sénégalais à part non c'est un Sénégalais parmi tous les Sénégalais tey bu mu ñëwee d'accord nag ñun am na benn moment da doon hésiter te hésitation bi aussi c'est tout à fait normal parce que yenn saa yi booy yi dañuy ñëw fii dañuy tiit lu nekk dañ leen di wax affaire du xonjom bi affaire boo ñëwee doo kii loolu yëpp am na parce que nañu waxante dëgg rek loolu moom moo am solo donc boo nekkee ci situation yooyu te yow nga nekk tubaab parce que quand je dis tubaab ce n'est pas par rapport à la peau c'est par rapport à l'éducation foofu lañ juddoo man miy juddoo Fouta ak Mamadou Niang mënuñu am la même conception du Fouta c'est pas possible man fa laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo moom 2 ans mu dem France fële la juddoo fële la yaroo plutôt fële lañ ko éduqué contact avec tubaab bi culture bi nekkutul la même chose mais bu ñëwee nañ ko xalal yoon bi ñu won ko ne attention fii kat mun nga fi def carrière mun nga fi am dara surtout vers la reconversion parce que ñoom ñëpp boo xoolee tey amul kenn ku ci amul dara am nañ fi ay biens ñii ñu ngi Saly ñii ñu ngi Dakar ñu ngi Diamniadio ñu ngi jël seen xaalis di investir suñu ay réew donc loolu pour man loolu moo am solo moo gën ñuy def ay division yoo xam ne day gàllankoor davantage suñu équipe nationale même Aliou Cissé bi en 2000 bi ñuy dem Nigéria Aliou Cissé dañ ko woo mu ne ñëwuma damay toog Paris Saint-Germain dama koy wax moom xam na ko mun na ma seetaan 2000 dañ ko woo mu ne ñëwuma damay toog di xeex place pour am place au niveau du Paris Saint-Germain à l'époque amul obligation de libération de joueur te kan moo ko convaincre ci loolu pour mu toog Paris Saint-Germain bañ nag équipe nationale Sénégal kooku mu ngi tudd Boubacar Sarr Locotte takkoon brassard équipe nationale Sénégal football Paris Saint-Germain nekkoon ci banc bi moo ko ne boo demee Sénégal soo muytul da ngay perdre sa place demul Sénégal te perdre na place am donc loolu yëpp ce sont des exemples qui se sont multipliés aujourd'hui il faut que ñu bàyyi booy yi aussi ñu mun a réfléchir bu baax bu ñu forcer pour ñu ñëw suñu équipe mais bu ñu demee ba jël décision ñëw su fekkente ne mun nañu amal njëriñ nañ leen dugal suñu biir ñu bañ leen diviser di leen jàppee que non yéen doo leen ay sénégalais fa leen ngeen juddoo non nit ki sa waay fu mu mënta juddoo dès l'instant que il peut prouver sa sénégalité dañ ko recevoir dëgg la macha allah leer na nañ alors dama lay jaajëfal bu baax a baax li nga indi ci sport bi am na solo di la bàyyi rek nga tàggatoo jaajëfal nañu président xam naa ne temps bee gàtt lool xoj ñu ndax lépp lu mu wax rek am na solo te xam naa ne di nga ñëwaat ñu waxtaanaat lu bari ndax la nga mën a leeral bari na lool mu nekkoon nag seen rubrique sport ci tam-tam di leen jaajëfal bu baax jaajëfal yi tamit président Abdoulaye Thiam nekk président ANPS Maymuna yow it namoon nañ la jaajëfal nañ leen bu baax dig daje jeudi incha allah.
jeudi incha allah Maïmouna Sy merci beaucoup. waaw merci beaucoup Diagne Naar wante bëggoon naa dugg ci sport bi de ndax tey moom sama ancien SG moom xam nga man moom sport xaw ma ci lu bëri. mais daal di ca baxal maanaam économie sport bi ni mu koy détaillé expliqué ak ni mu koy liwee daf lay démontrer carrément que ne au-delà du jeu. dafa am aspect bu important boo xamante ne koom-koom la bu ñu war a téye bu baax a baax. surtout donc xam naa ne rek Den Malick ñàkkul ne mu ngi sa nopp bi naan la nagaaw dama koy sargal nuyu ko rek bu baax a baax. mu nekk suñu aîné suñu mag vraiment comme ni mu ko waxee sànq. nekk si ñi ñu tette ba ñu dugg si métier bi ñu fekkoo leen ci convention des jeunes reporters day baax. bu ñu dajeek ñoom ci plateau yu mel nii ñu wax ko seede ko. remercier ko bu baax remercier téléspectateurs yi ñu doon seetaan. ñu doxee dig daje rek xam naa lundi incha allah. du ma fàtte sama invité yi tamit monsieur Moussa Mbaye merci beaucoup ci déplacement bi ak disponibilité bi. merci beaucoup. alors dañ koy remercier moom itamit muy secrétaire général mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal Moussa Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay ci tam-tam. jërëjëf man maa ngi kontaan trop ci occasion bi ngeen ma may. pour ma mën a ñëw fii waxtaan ak sama naataango yi. dëgg la parce que tamit dafa am loo xamante ne dinaa ko ci sànni muy la mutuelle la nekkul mutuelle boo xamante ne rek dañ ko war a seetaan. institution yi fi nekk yëpp war nañ ci jàpp. à commencer par les politiques communes d'arrondissement yi conseils régionaux yi conseils départementaux yi parce que artisans yi ñu ngi au fin fond des villages te dañ leen di soxla te nag gis nga protection sociale bi su fekkente ne enrôlé wuñu artisans yi dañ dem ba da nga gis ku retraité doo fayeeku parce que koom-koom bi mi ngi des économie baa ngi des foofu naka la ñuy def ba économie bi dellusiwaat ci biir kooku politique bu am solo la ku nekk war na ci jàpp. macha allah jërë ngeen jëf. alors président de l'association nationale de la presse sportive ANPS Thiam maa ngi lay nuyu bu baax Abdoulaye di rafetlu nag sa teewaay ak surtout nag lu am solo li ngeen fi indi tey yow ak Moussa Mbaye seen intervention am na solo ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax. merci ñun ci sport bi la ñuy yëngatu donc c'est tout à fait normal boo leen ma woowee aussi la RTS c'est pour tous les Sénégalais. donc absolument dinaa bàyyi li may def yëpp ma ñëw surtout comme am plaisir aussi comme ni ñu waxee ma daje fii samay jigéen yu baax. donc n'hésitez pas à chaque fois que vous aurez besoin de nous serons présents merci. merci beaucoup du ñu def lu dul di leen remercier yéen i tamit ñi safoo la RTS 2 rawatina seen émission tam-tam dañ leen di jox daje demain à la même heure sur la même chaîne mais n'oubliez pas nos plateformes digitales seetaan leen ñu ci Facebook YouTube Instagram ak Twitter ñu ngi leen di jox daje suba ak jàmm jërë ngeen jëf.